laajee mbër ma wax sa géew ma waaye bi yoon ki sajji lamb ji mooy le numéro 1 Fallou Ndiaye borom Ndiaye production mbokk yi kii moo woote bisu la 31 octobre 31 octobre nag mbokk yi bés la ci biir bés yi ndax dañoo boole xale yi nga xamante ni ñoo gën a xarañ ci seen génération combat bu mag bi Ada Fass ak Tapha Mbeur mbokk yi ñu tuddee ko ki nga xam mooy jeu technique l'ancien lutteur ki nga xam moo bàyyi lamb ñëw ne day jàppale lamb fan lay xewee ñu ne stadium Iba Mar Diop xam ngeen Mor Kankang bu fekkee mu neex bu bàkkoo mu neex bu bëree mu neex kuñ ko booleel booy yëmbal xale bi yëmbal bi moom it bu fekkee mu neex bu bëree mu neex waaye yamu ci jël na Hercule de boole kook armée bu ngéwél laa ilaha illallah mbokk yi ndaw combat bu rëy yow mi bëgg a seetaan combat bi bu la ko kenn nettali dawal gaaw seen affiche.com mbokk yi nga jënd fa li nga xamante ne moom mooy sa code yi kër mbër ba ci biir géew bi dara du leen ci rëcc image yi dina leer te it lépp dana mucc ayib qualité bu am solo lañ leen di jox mbokk yi Fallou Ndiaye le numéro 1 moo dikk ak yéen ci bisu le 31 octobre di bëgg leen teg yéen di leen xamal ni lamb ji dina yëngu te bu yëngoo moom rek la bu dul moom dara du fi yëngu cey numéro 1 ñëw na de cey Fallou di la jaar waaw auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ginnaaw bu ma sante yàlla julli ci yonent bi di gërëm samay ñaari waajur bu baax di nuyu waa parcelle 1 ba 26 di nuyu yéen nga xamante ni sama mbokku journaliste yi xam ne yéen ma fekk fii salle bi olympique club bàyyiwuma kenn ci kaw ba ci suuf da gis naa coono bi ak li ngeen si daj lépp pour làmb jëm kanam ñun yéen amuñu seen fay di leen ñaanal bu baax journaliste yi ak promoteurs yi suñ fi nekkul woon ñun wuti nañ beneen liggéey bar sëñ Fallou buñ ñu xamee journaliste yi la buñ ñu xamee promoteurs yi la Fallou Ndiaye tamit ñu ngi koy nuyu bu baax au passage ci tàmbali bi laa koy nuyu ndax mbëri bëri nañ mënoon nañu fi bàyyi dem tëgg suñuy morom bu ñu tëggee tey def ci promotion jaayante pour suñu avancer dañ koy sant bu baax di nuyu sama coach gii di nuyu ki sama ginnaaw nga xam ne mooy Tafa Faye fu ma jëm maa moom ñooy ànd su ma xëyee su ma ndekkiwul xamal ni moom ndekkiwul su ma añul xamal ni su ma reerul des fois ma tëdd moom mu dem doxi amee sama mission ñëwaat toog di sant ñëpp ñi nga xam ne ñooy sama staff di nuyu ki nga xamante ni mooy booy yi may bokkal di entraînement fii booy joueurs yi ñoom Cheikh capitaine Penc ñoom xam nga Bachir Ñoxor borom Daaru Salaam ak booy yëpp daal bàyyi ma kenn di nuyu sa waa parcelle sama coach Pambay Rock énergie daf may entraînement yi métti contact yi mbëri duñ ma may dara di sant sama coach gii di nuyu sama staff bi parce que tamit làmb ji 2 ans bu doon staff bi heure bi xam nga sonn naa trop muy Ousmane Thiam moo ma indi fii nee na coach gi soxlawuñ dara ci moom na am doole wala mu dee heure bu entraînement jotee na jug dem kooku aw ma fayam Ousmane Thiam di nuyu Papis Ñaama Papis moom ñëpp nee nañ mooy sama papa mooy sama yaay Papis Ñaama maa ngi koy nuyu di nuyu Jibi Gomis Cheikh Gomis Ousmane Diagne xam nga Papis Diatta Rik bàyyi ma kenn staff bi yëpp di nuyu sama président fans club Maurice di nuyu Amdi Moustapha borom PA di nuyu tamit xam nga Père Galas Imam Kader xam nga Père Fallou Mbaye borom xombal bàyyi ma kenn daal képp ku bokk si staff bi jéggi Ablaye ñaan bàyyi ma kenn di nuyu sama yaay di nuyu sama papa di nuyu waa parcelle di leen bëggee. waaw Tapha dañuy ñëw dugg ci combat bi directement gis na nga ñu fekk la ngay entraînement yu métti sa coach comme ni nga ko waxee mi ngi lay tàggat mais tey combat bi fan la toll si yow ak jamono ju ñu toll nii fi nga jógee ak fan nga nar a jëm contre Ada Fass. waaw combat bii nii fonk naa ko trop combat bii nii mun naa ne combat yi ma bëre suma carrière yëpp bii jox naa ko fulla ak fayda ak maanaam sérieux ba nga xamante ni su dee mës naa ko jox làmb it xaw ma ban làmb la kon tey mu lay wan ne làmb ji fonk naa ko ba fonk yem daj naa si coono yoo xam ne mosuma ko daj ci sama carrière kon ça veut dire que ni li ma waaj parcelle ak ñi ma bëgg sas maa ngi ci ku ma fekk fii may entraînement li nga xam ne kii nii tey soxlawul dara lépp luy programme lu am ci at mi ren man gisuñu ma fa lépp rek nekk samay entraînement gëm sama bopp jàpp ni dama war a jàpp kii duma ko daan ko mën a dem seeti leneen ci làmb parce que tamit làmb du ma la nëbb dafa am fu may séntu am fu may xaar te dama fa war a yegg incha allah moo tax may rey sama bopp di entraînement yi métti. fu ma déggee mais da nga xam adversaire bi nga am muy Ada Fass mu nekk mbër boo xam ne der la te Ada Fass mi nga xam mi ngi lay déglu la nga koy yóbbante. waaw mbër la champion la xam nga sama naataangoo la suma nawle la mais li ma koy xamal rek mooy am na bés am na combat te li may daj du pour moom ci gàttal li may daj pour ay champion yi ci kaw a kaw la man loolu laay liggéeyal quoi bu dee damay liggéeyal pour Ada Fass du ma liggéey li yëpp may daj mais damay liggéey pour champion yi ci kanam parce que dafa am fu ma teg sama bët moom nag du ma ko xeeb du ma ko sous-estimer su ma nawle la làmb moo ñu boole mu def ay preuve ma def ay preuve ba làmb ñu boole ñu mais dama koy xamal ci gàttal que ni fi ma teg sama bët mooy ci kaw que ni looloo tax may rey sama bopp mais pas moom incha allah bu dëggalee boppam ma du ma ko daan ko dem seeti leneen incha allah. kon su ma déggee bu arbitre sifflé yaay fekki. làmb ji déggoo ma xanaa ñëw ma fa pour calculer
ñëw ma fa pour lijjanti dara li ma ñëw mooy jël si sama ndam dem ñibbi incha allahu rabbi yàlla nañu yàlla may ndam ci kàttanam ak mbaaxam mais li ma liggéey du pour Ada Fass damaa liggéey pour jàpp ko daan ko dem seeti leneen ci kàttanu yàlla incha allah. tey arbitre sifflé ngeen jàppante tey doole ji nga xamante ni maa ngi ko gis yow nii boobaa nan ngay bëree. làmb ji écarté wu ma ci dara moytuwuma ci lenn bu ma entraînement yi ba pare wax naa ko keroog mbër boo liggéey ba pare da ngay wóolu li nga liggéey mbër boo wóoluwul li nga liggéey rek jarul ngay dem stade mais man moom santu ma ko sax mu indi man li ma sama écrit préparé ak sama entraîneur man xam naa ko te li may waajal xam naa ko te incha allah bu arbitre sifflé loolu laay indi mais man lijjantiwu ma moom li mu indi sama bopp laa lijjanti gëm li ma liggéey incha allah. ok Tafa am na solo waaw Tafa am na solo ñu ngi lay siyaare bu baax a baax Ada Fass dama ko jëli fële ca Fass mu ne ma Tafa mbër mësul bëre ak moroomam c'est la première fois mu am moroomam nee na jour ba lenn rek la lay ñaan nga yaru jàkkaarloog moom mu fas yéene jëflante li muy jëflante ak yow nee na mosoo bëre ak sa moroom ba nga dalee bëre ba tey. waaw am na loolu waxam la rek parce que man bu ñu xoolee combat jénki combat yi métti bu ñu waxalee yàlla rek maa ko ëpp combat jénki fop maa ko ëpp combat yi métti fop mais man li jëntiwu ma ko moom lépp lu mën si man na ko def li ma koy yóbbante mooy góor du yërëm góor. góor du yërëm góor. déedéet lu mu jekku na ko def ndax man lu ma jekku du ma ko jéggal góor du yërëm góor kon moom lu mu def ci xelam rek c'est bon. lu waral nga fonk combat bi nga ne nga fonk nga bis bi combat bi nga xam ne mosoo fonk combat bi mel nii adversaire bi moo intense wala adversaire dana la bërekat la ba tax nga fonk bis bi loolu fonkal yeneen bis yi nga doon bëre. non du loolu sax xam nga tey boo nekkee si gox ñëpp bëgg la ñu xëcc ma indi ma teg ma taaj ma waxtaan ak man ne ma lan nga soxla man leen nañ ma yóbbu foo xam ne dinaa entraînement parce que tey man sama carrière entraînement rek laa soxla aw ma diplôme aw ma métier làmb laa yaakaar ñu nekk ma ci ay conditions yu baax ne ma entraîner kon man tey aw ma leen lu may sóor entraînement laay def ñëw récupérer am na ñoo xam ne dañ maa mere ndax daa toog ni ñu daan toogee di jotaay ci defatuma ko. jot bi amatul. voilà maanaam tey fii wax naa la heure yi ma fiy dugg ak heure yi ma fiy génn ak su ma demaatee écrit ba li may dañ mënatuma toog ak yenn gars yi ñu mer ma si mais bu ma demee ba egg fi ma jëm dinañ xam lii moo taxoon Tapha Mbeur xawoon a raar yaa ngi dégg tey loolu moo tax mais du leneen. adversaire bi champion la barki sëñ Fallou champion la parce que bu du woon champion du ñu bëre mbër la champion la mais man damaa gëm sama bopp te damaa fooyee làmb dama ko tarbiwu daal. dégg nga li mu la wax nee na li mu la ñaan nga taxaw dëggal sa bopp. na ci xelam dal incha allahu rabbi taxaw la wax man damay def lépp li ci war dinaa taxaw lu mu bëgg ma taxaw nee naa ko góor du yërëm góor yaaram. non. yaat ma ñëwal. waaw Tapha fu may ñëwaat rek feneen la rek mooy da nga jóge si écurie dem si écurie tey jóge nga si écurie bi nga nekkoon muy écurie Grand Médine yaa ngi dem écurie bi nga xam ne écurie énergie muy ñoom Modou Lo tey tolluwaay fan la toll ak ndax am nga pression wala amoo pression ak làmb ji nga xamante ni moom nga am yow ak Ada Fass. non damay sant yàlla di sant tamit écurie bi ma nekkoon di nuyu bu baax grand Ada aw ma fayam parce que nit ki nga xamante ni da ngeen a nekk lu yàgg seek ay jàmm seek ay teraanga même bu dee benn yoon ñaari yoon foo toog war nga ko sant war nga ko nuyu parce que ñoom moom suñu papa la ak booy yi ma bokk leen écurie bi yëpp macha allah ñun ñëpp ma bokk ndey bokk baay xëy na amaan na suñu borom moo ne woon Tapha Mbeur dina nekk fii après dina nekk feneen mais Rock Énergie tamit damay sant yàlla ñëw ba ma fa ñëw parce que lépp ci kër gi la dërëm bi génnul gaal gi lépp parcelle la mais foofu aw ma fa pression au contraire dama fa am contentement am fa xel mu daal parce que ñoo ma gën a bëgg bis bi entraînement yi ñu may teg metti na contact yi pambay du ma la ko nëbb lu metti la may teg foofu waaw du ma la nëbb damay sonn sax ñu naan ma sëñ bi combat bi ñun ñoo la ko gën a soxla kon tey loolu noonu sama xel day dal parce que liggéey bi day metti te su mettee foofu du metti fële loolu la rek moo tax Rock Énergie bu mu fa nekkee sant yàlla la te booy fa nekk ñoo daan ànd di dem si dini ñoo daan ànd di nekk si géej gi yaakaar naa ni yàgg nañ ànd kon tey écurie boobu noonu li ma leen tàllalaat sama loxo rek staff bi ñoom Khadim Gadiaga prési xam nga ñoom bàyyi ma kenn A6 Père Ibou Diouf ñëpp kuy staff Rock Énergie maa leen tàllal loxo le 31 di nuyu suñu champion yi nekk kaaw bi ñoom Métraillez ñoom super jamono Baye Peul Dolf Grand Nicolas xam nga bàyyi ma kenn ñoom Baye Peul xam nga ñoom Ramdan parcelle képp nga xam ne yow yaa ngi si kaaw bi rek nekkoon fi maa lay tàllal loxo di sàkku sa jàppale di woo ñëpp waa parcelle ñu ñaanal ma yàlla suñu borom may ma ndam incha allah. kii mel ni Modou Lo est-ce que yéen a ngi contact. Modou waa ñi ngi def lépp moom du ma la ko nëbb moom mi ngi ñuy teg si code. ñu ngi koy ñaanal moom it combat bi mu jëm yàlla may ko si ndam bu baax a baax a baax di ko woo ci combat bi mu jàpp ci. parce que combat bi képp kuy parcelle da nga si war a jàpp
ndax ñun bu ñuy xeex ji drapeau parcelle la ñuy xeexal suñu amee ndam mbëru parcelle bi ngay dégg kon tey bu ñu seetaan daal képp koo xam te ne deretu parcelle mi ngi daw sa yaram ñoo bëgg nga ñëw jàpp ci combat bi incha allah yàlla may ñu ndam. Thier. Tapha dañuy gis sa diggante ak Ada problème bi lan la dañuy gis combat bi xawoon na jafe taxawal coow li bari woon na wiiri bari na ba bi combat bi taxawee pour nga dégg Tapha Mbeur sax problème la ndax Tapha Mbeur ku ne xam na ne su amoon combat da ka daan day génn tout moment di wax mais bi da nga loolu à 100% adversaire bi moo ko laaj wala bis bi moo ko toll wala lan la. waaw sant yàlla xëy na mooy li ma wax rek adversaire bi moom champion wala man champion laa xëy na tey ñu def suñuy preuve xam nga des fois làmb coow day am xëy na sama combat ak moom coow li moo taxoon combat bi mel noonu naqaree taxawal te tamit Fallou Ndiaye mooy li ma la wax dañ koy santaat moom mi fexe ba décorosé ko te tamit xam nga génn beeg yooyu wax naa ko sànq nee naa la tey du si adversaire bi sax du si combat bi mais sama carrière maanaam moo laaj tey ma concentré wu léegi xamoon naa li ma bëgg mais damaa gën a xam fi may teg sama tànk damaa gën a xam li ma bëgg ba pare ñu wax ma ne ma soo bëggee lii moo la koy may donc bu ñu ma wax li ma bëgg li ma koy may ba pare ma koy tànkam damaa xool li ma koy may ma tegu si loolu te ñëpp après bi ñu gisee changement ça veut dire que loolu mi ngi baax moo tax ma nekk si loolu concentré wu entraînement wàññi caméra yi wàññi média bi teewul nag man ak média bi ñoo far ndax tey ñoom def nañ ci man lu bari yéen ñii yéen a tax ñun ñu xam ñu mais taxul ma daw leen de mais xëy na da ngeen di comprendre rek que ni mbër léegi am na fu muy toll nekkatul moom kase ñoom Ousmane Thiam ñi ma la wax ñoom Papis Ñaama gars yi duñ ma bàyyi lépp lu mu bëgg a def rek ak ñoom Amdi Moustapha dama leen demandé ñoom Tafa Faye ñoom des fois dinañ ne ma nii ma doog a dem xam nga tamit boo àndee ak ay nit da nga leen di jox cër tey man su ma bëggee dara ñoom dañuy daw sonn si comme ñoom tamit des fois dama leen di déglu loolu moo tax ma xaw a def benn recul bi nii mais xam nga incha allah dinaa daan Ada Fass te dinaa génnaat ak yéen ñu waxtaan incha allah. benn question dernière question ku ne xam ne yaa ngi bëree à domicile lu ma ko mën tuddee ndax fi ngay bëree daanaka Ada Fass la gën a jege fa la Tapha toll ci wàccaay bi ak ci mobilisation bi ak li koy xaar ci journée boobu. waaw loolu sant yàlla xëy na tey nit ñi ñooy gis ay loolu mais man gisuma loolu parce que man yaakaar naa ne ku xam làmb koñ làmbi quartier mbapat yooyu ñun moom lañ bëree ñun dañ daan dem fii jugee Géejawaay jugee fii dem Géejawaay bëri ji koñ jàmbur mbër bi ñuy bëri ji fa lay dëkk Pikine Dalifort maanaam Yaraax ay Loosode si am na champion yu bëri yi ngay dégg fii bëri naa seeni mbapat damay bëri naa mbapat yoo xam te ne man damay daan mbër bi rek mbapat bi tas te yooyu ëpp danger xam nga Iba Mar sax di nga gis géem yi ñi ne ci kaw ñi ne ci suuf mais bëri naa mbapat yi nga xamante ni lamp yi dafa fay 1h du matin ñëpp taal seen kóol di ma niital ñi yor ay jam man yooyu lijjantiwu ko parce que dafa am ñu fekkee démb ñoom dinañ xam tey su ma nee loolu lijjantiwuñ ko lijjantiwu ko ñoom dinañ xam lu tax ma wax ko damay sant yàlla rek di wax ni man sama bundu kër laay bëre jee loolu laa def suma xel mu dal laay demee parce que liggéey naa li ma war a liggéey. mbokki Sénégal dañ ne bu lamb sàjjee mbër ma waas ca géew ma waaye bi yoon ki sàjji lamb ji mooy le numéro 1 Fallou Ndiaye borom Ndiaye production mbokk yi kii moo woote bisu la 31 octobre 31 octobre nag mbokk yi bés la ci biir bés yi ndax dañoo boole xale yi nga xamante ni ñoo gën a xarañ ci seen génération combat bu mag bi Ada Fass ak Tapha Mbeur mbokk yi ñu tuddee ko ki nga xam mooy jeu technique l'ancien lutteur ki nga xam moo bàyyi lamb ñëw ne day jàppale lamb fan lay xewee ñu ne stadium Iba Mar Diop xam ngeen Mor Kankang bu feccee mu neex bu bàkkoo mu neex bu bëree mu neex kuñ ko booleel boo yëmbal xale bi yëmbal bi moom it bu feccee mu neex bu bëree mu neex waaye yamu ci jël na Hercule de boole kook armée bu ngéwél laa ilaha illallah mbokk yi ndaw combat bu rëy yow mi bëgg a seetaan combat bi bu la ko kenn nettali dawal gaaw seen affiche.com mbokk yi nga jënd fa li nga xamante ne moom mooy sa code yi kër mbër ba ci biir géew bi dara du leen ci rëcc image yi dina leer te it lépp dana mucc ayib qualité bu am solo lañ leen di jox mbokk yi Fallou Ndiaye le numéro 1 moo dikk ak yéen ci bisu le 31 octobre di bëgg leen teg yéen di leen xamal ni lamb ji dina yëngu te bu yëngoo moom rek la bu dul moom dara du fi yëngu cey numéro 1 ñëw na de cey Fallou